tamit di leen jaajëfal si teewlu bi seen émission face to face amaat mbégte dellu si tey nag ñu am nag gan gu mag ci bile émission ñu jaajëfal ko bu baax ndax dëgg-dëgg nongul nañu daal loo xam ne xam naa ne nu yombul mu koy nangu ak fi dëkk bi tool ak surtout moom sax planning am muy sëñ Cheikh Abdou Mbacké Gaïndé Fatma ngeen xam ko bu baax yàgg ko gis tamit ci yoon wi ak surtout nag kañ lay gën a communiquer mooy liñ ko dénk bu jege see te ci lañ toll ñu muy 18 safar yi donc di màggal Touba moom may fàttali ne bu weesoo fi mu bokk jaruma ngay présenté CV ñëpp xam ngeen ko waaye ci beneen wàll moom la ñu dénk ci wàllu màggal grand màggal de Touba lépp loo xam ne dafa aju ci wàllu culture ak communication mu nekk surtout nag ministre conseiller ci beneen fànn mu mel ne kon am na tànk ci politique bi ndax nag kon bokk na ci responsable APR yooyu nekk ca Touba sëñ bi ñu nuyu la jaajëfal la ci ni ma ko waxee rek ni ñu nangoo suñu invitation ñu bàyyi la nga nuyoog sénégalais yi lay seetaan. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuh ñu ngi lay fay. di nuyu itam mboolem Sénégal gi ñuy seetaan. di leen jaajëfal di rafet lu baax itam nag seen liggéey. et di liggéey presse bi aussi de manière générale. moo tax aussi vraiment waxtu ngeen sàkkoo ñu teew ci yéen rek. vraiment bu ko jot gi mayee. mbégte lañ ci àndal. ndax xam nañ ne yéen a ngi def liggéey bu rëy ci réew mi. def liggéey bu rëy ci démocratie bi. def aussi beneen liggéey bu rëy. ci vulgarisation bi nga xam ne ñun ñu ngi koy def. ci njàngaleem Serigne Touba. ci fànn googu suñu partenaire ngeen. moo tax aussi liggéey bi di leen ko war a yombal. dëgg la yow yombal nga ñu ko bu baax dëgg yàlla Mbacke ndax fu ñu la soxlaa nga teew te loolu journaliste yëpp seetlu nañ ko ñu door émission bi rek ak nag masu wala jaale la sa mag bu góor su ma jumulee mi fi génn ay fan rek yu néew di sëñ Abo Mbacke moom tamit Gaïndé Fatma ñu jaale la ko xanaa bàyyi la nga sànni si quelques kàddu waaw dañuy wax rek inna lillahi wa inna ilayhi raji'un dafa nekkoon nit ku baax koo xam ne foog naa xar kanamam bi mu génne àdduna ci la ko ni ngi soo gis ci àll ba la nekkoon muy Daaru Salaam Darma dëkk boo xam ne Serigne Cheikh moo ko goroon nekkoon fa daloon fa aussi way juróom bu jigéen muy doomu Sëñ Modou Awa Balla kon man ak moom ñoo bokk lépp ndax dafa bokk Touba bokk Daaru Muxti nekkoon nit ku baax a baax a baax nekkoon jaamukatu yàlla nekk fa di jàngale di yare waaye itam mu am xéwal gu rëy ndax ci bis bi Serigne Touba demee ci la demee muy màggal Daaru Xudoos dafa ànd ak bokk talibé yi màggal ba fajar mu dem gu sedd guy ndeysaan wala dem sedd wala yàlla ñu yàlla taas ci barkeem te yàlla yokk leeram moom sëñ Touba sëñ bi ñu dugg kon ci biir xolu émission bi doore ko ak li nga xam ne ba tey muy actualité muy inauguration jumaa ju mag jooju nga xam ne mën nañ ko boole ci les merveilles du monde ndaxte dëgg-dëgg xar kanam nga mu am àddina yëpp ñu ngi koy rafetlu Masaalikul Jinaan gis nga daanaka lu toll ci ay bés ñëpp ñu ngi naan dafa mel avant première màggal Touba la ndax tellement dayo bu mag gu mu am ak nag kilifa ya fa teew rawatina nag sëñ Mountakha mi nga xam ne xalif général kullu murit mu ñëw teewe ko anam bu rafet bu ñëpp di rafetlu li nga xam ne moom la askan wi bëgg a xam tamit mooy ginnaaw inauguration Masalik suite bi lan la ndax fa lay yem wala ndax ajuma bu nekk taalibe dañ fay dem dafa julli juma ak i tamit màggal bi nga xam ne mënuñu dëgmal le 17 octobre ndax am na ci moom rôle bu muy joué Masalik waaw dafa nekk liggéey boo xam liggéey bu rëy la boo xam ne li ñu wax ëpp na ñaar fukki milliards dem maa ngi liir benn jàngat bu suñuy bokk def ñu ne ci àdduna si lépp ci ñaar fukki juróomi jumaa yi gën a rëy la bokk bu dee ci Afrique ci ñeent yi gën a rëy la bokk ci Afrique nit bu ñuul moo ci ëpp kon loolu du liggéey bu ndaw li nga wax itam dëgg la pendant une semaine ñu def fa ay conférence mboolem kilifa diine yi daje fa même jàngu bi sax dikk na teew si mboolem niti politique yi mboolem homme d'affaires Sénégal kenn desul nga xam ne kon dafa dajale waa réew mi loo xam ne nañ jëm ci kanam bi nga ko ubbee ba noppi nag waxuma la ajjuma waaye day jumaa joo xam ne waxtu wu nekk dañ fay nekk ndax am na daara ci biir jumaa ji donc dafa am daara sëriñ bi teg na fa koo xam ne dafa nekk ngir di jàngale xam-xam kon tey jii képp koo xam ne dëkk nga Ndakaaru am loo xam ne réer na la ci sa diine bu la neexee nga dem ñu jàngale la mboolem téere yi nga xamante ne bii moom la ab julli war a jàng ngir xam diine kon jumaa joo xam ne rek dañ ko ubbi bàyyi ko wala par aju mu nekk la waaye saa su nekk
am na activités yoo xamante ni moo fay am te xam nga Masalik waxtu bu nekk aussi dañ fa daan woor koor gi yëpp di fa def laytu xadr di fa def gàmmo donc bari na yoo xamante ni bii dafa xew te yëpp aussi incha allah day continuer xew bu dee lu aj ci wàllu màggal gi dafay mel ne wàccaay yi mooy liñ doon def ci semaine bi nga xam ne mooy jiitu Massalikul Jinaan. d'accord am na solo ci màggal googu sax ci laa bëgg ñëw ci wàccaay li ndaxte fi mu nii benn safar ubbeeku na ni ma ko mën a waxee et que jàpp nañu date bi le 17 octobre la yow na nga am ci rôle bu mag ndaxte yow yaa yor culture ak communication mën nañu wax ne mooy wasaare li nga xam ne mooy xew-xew bi yoon lan la ñu mën a xaar ci ay innovation yoo xam ne du woon màggalu ko lu uteeg màggalu daaw. waaw xam nga magal gi bi nga xamee ne dénk nañu ko ba tey mu jaar ci aussi loxob président comité d'organisation bi di Serigne Bassirou ñun ñu dénk ci wàllu gi nga xam ne moo yor ci wàllu culture ak communication te ñaar yooyu dafa mel ne dafa ànd toujours damay wax ne communication mooy ndab li culture mooy ni def ci biir ndab li kon ñoom ñaar mel ne dañoo méngoo comme ni ñu ko defee aussi at mu nekk ren ñi nga waajal ay conférence yu bari programme bi defoon nañ ko pare li ñu def ci conférence dana jege 20 conférence day commencé ak Rawdu Rayaahiin ci penc yi nga xamante ne bii ñoom ñoo àndoon ak Serigne Touba kër Serigne Dame Abdourahmane Lo ak kër Serigne Cheikh Thioro loolu ñaari conférence la caravane bi tàmbali na depuis semaine dernière moom itam dem na ci ay gox-goxaan yu bari ba tëj nañ ko barki démb ci ajjuma ji tëj boo xamante ne bii tëj bu mucc ayib la kon programme yi noonu lañ koy toppee am na aussi ay symposium yu ñuy def am na yoo xam ne dafa jëm ci wàllu ay wolofal delloo si njàngale mag ñi ku mel ne sëñ Moussa Ka ku mel ne sëñ Mbaye Jaxate ku mel ne sëñ Mohamed Khayre donc yooyu yëpp dinañ ci dikk diversité culturelle boobu nga xam ne moom la am nga xam ne lépp luy jàngaleem Serigne Touba ak ci fànn gu mën a doon dañ koy génne ndax damay wax ne màggal gi man dama ko jàpp comme vitrine yoonu murit donc heure bu accès bu ne waxtu nekk dañuy seet li nga xamante ne bii moo gën a jekk moo gën a rafet ñu génn ko ci ngir nit ñi xam ko te ak téere yi nga xam ne aussi dinañ ko ci def ci cadre boobu ci lay dugg kon waxtu la woo xam ne waxtu am solo la ndax nit ñi da leen ci jàngal ñu gën a xam li nga xam ne moom la ñu gëm li nga xam ne mooy seen pas-pas même ñi nga xamante ne bi sax duñu ay murit wala sax même duñu ay jullit ñu xam kan mooy Sëñ Tuubaa parce que nit ki boo ko xamee lu surtout rawatina ku mel ne sëñ bi nga xam ne dafa nekk une personnalité multidimensionnelle du ñàkk fànn goo xamante ne bii war nga caa mën a jariñu ci moom ndax Sëñ Tuubaa njariñu kese la kon loolu moo sabab ñu ci sonn di ko doxale noonu. sëñ Mountakha moom dëgg-dëgg soulagé nañu ñun waa Sénégal ak fu ñu mën a nekk biir ak biti réew. bu weesoo rek na mu taxawee keroog ci Masalik lu rëy la nga xam ne moo fa xewoon te mu lépp doon ci barkeem muy ñaar ñi nga xam ne kii bàyyi la kii doom la muy président Abdoulaye Wade ak président Macky Sall ñamu jubóole waxtaan ak ñoom ba ñu génn photo bu rafet boobu nga xam ne dafa des ci histoire kii yëkkati loxo kee gunge ko président Macky Sall gunge papaam ba ci këram mu nekk loo xam ne ñu ko sàkk woon ñu ko bëggoon bari na waaye sëñ Mountakha ci moom la nangoon ak ni mu ko yombalee macha allah loolu nag ba ñëpp rafetloo li fi xew mu am leneen loo xam ne nii bëri na ay sénégalais yu koy njox di ko ragal mooy dañ ne loolu est-ce que dëggu na ci politiciens yi ñaari politiciens yooyu est-ce que loolu seen jubóo bu sincère la ñu bëri na nee nañu xëy na sañu ñoo ak lañ nangul sëñ Mountakha sañ ñoo def leneen la ca safaanu wax xaw ma nag yow noo ko jàng ndax jàpp nga ne jubóo bu sincère la si ñaari homme politique yi. Il faut nga ñëw ci d'abord sëñ Mountakha li ko may loolu. parce que dafay nit ku baax. dëgg la ku jaboote ñëpp. di def lu baax ci réew mi. dëgg la jox ñëpp nopp. nekk itam sori lool ci sunu borom. dëgg la naa ne lu dut l'islam. lu Sëriñ Tuubaa rek yitteelu ko. dëgg la. moo tax itam mën naa ne jëpp jàngoro ju dugg ci noppam suñu borom dana ki di saafara lépp lu mu bëggit suñu borom dana ko defal xam naa bi fa président mujjee am na lu mu ci jot wax nit ñi ba am loo xam Sénégalais xam nañ ko ci yàlla itam may ko mu am lu mu seq ak ñaar ñëpp parce que kii di président Abdoulaye Wade am na lu mu seq ak sëriñ bi am na fu mu ko teg xaritam ma yàgg nañu am aussi loo xam ne seq na ko ak waajur yi nga xam ne ñoo jiitu woon ak yoonu murid kii di président Macky Sall aussi di doomam di xaritam sëriñ bi am ci moom cofeel président aussi déggal ko lool dégluwul lu dul lan mooy bëgg-bëggu sëñ bi ba mu def ko kon ñoom bu leen sëñ bi dajalee
wax leen ak surtout fa mu leen waxee. xamal leen ne leen kët réew mi suñu borom wàccu na ak yéen. ndax defal na leen lu ne. kon dafa mel ne daf leen mettre devant leur propre responsabilité. et ça c'est très important. loolu boo ko waxee kilifa. boo xamante ne mi ngi sant yàlla ndax li mu doon ñaan suñu borom defal na ko. mu ne ko nag dellool yàlla njukkal. ci nag yéen ñaan ngeen joxante loxo. xam ne yow diw. kii sa baay la yow itam nga xam ne kii sa doom la. te diggante baay ak doom normalement dara xaju ci. kon gëw ma ne lu ñàkk sincère am na ci diggante boobu. ndax ki ko def la ak fam ko defee ak ña ko seere. Pape Malick Sy mi ngi toog ak mbooleem ñi nga xam ne ñu ngànk dinañ ci réew mi yëpp. Sénégal kenn desul. kon foog naa ne bu ñu amul lu dëgg foofa. jërut ñu wut fenn dëgg ci Sénégal. ndax dëgg moom foofu la mën a yem. ñu teg ci quelques jours président Macky Sall aussi firndeel ko. ndax dañuy wax dëgg la ci moom dëgg ci moom. mais bi mu libéré Khalifa Sall. xam nañ ne kon volonté d'apaisement bi. ak itam topp sëñ bi ci bëgg-bëggam. foog naa tey jii amul benn Sénégalais boo xamante ne bii nag war naa toog di ko nattable. moo tax man gëm naa ne lu wér la te bu soobee yàlla aussi mën naa jur loo xamante ne bii lépp njëriñu réew mi lay doon. nga ne lay doon mais ci Khalifa Sall boobu nga wax sax sëñ bi effectivement ñëpp jàpp nañ na wax dëgg yàlla ne ci même dynamique voilà sillage bi mais foofu tamit yaa ngi dégg Khalifa bañ ko libéré ba léegi yaa ngi dégg polémique yaa ngi koy suivre ci grâce boobu fii nag dama génne casquette marabout bi fii homme politique bi laay waxal mooy que ni ñu bëri Khalifa moom dafa ne ñaanul grâce demandé wul grâce te am sama grand maître Khassim Touré ne moom moo jël responsabilité am demandé lu ko grâce donc dégg nga coow loolu ci juddu ci grâce mu xaw a ñaawal tuuti nag féexal bi nga xam ne féexal nañu Khalifa Sall yow boobu ban jàngat nga ci am. waaw ba man daal li ma ci am moo di ne. nañ ko bàyyi. mu lii mooy li ñëpp doon ñaan yàlla. waaw ñëpp ko ñaan Sénégal gépp ñëpp ko yéene aussi. comme am na ko ba noppi nag. nañ ko bàyyi mu dellu ci ak njabootam. dellu ci ñoñam. foog naa polémique bi yaakaar naa ne c'est secondaire. moom nee na ñaanu grâce. loolu lu wér la. Maître Khassim Touré leeral na ko nee na man maa jël initiative ñaan ko. kon polémique waratu fa am. ñi polémique ñëpp moo di lan moo tax Maître Khassim Touré def ko loolu nag bu ñu ko laajee mu xëy na dana ci ay tontu. ba ca des mooy ñu bay jàpp nañu président Macky Sall li mu def rafet na naam ndax ñëpp a bëggoon ñëpp yéene woon Khalifa Sall génn bi mais dafa war a dem au delà mooy mu amnistie carrément amnistie générale pour Khalifa Sall ak Karim Wade loolu yow tamit sa xalaat lan la ci. li am solo. mooy réew mi dajawaat. li am solo mooy réew mi retrouvé wu. li am solo moo di jàmm am ci réew mi apaisement am. bu loolu amee nag ñu poursuivre le dialogue national. continuer waxtaan yi. nañu xool ba xam loolu lan lay jur. mais jàpp naa ne nañu wàññi météo politique bi ñuy def. ñu ngi ci tey jii am na situation ba am boo xam ne ñëpp ñu ngi ko doon ñaan yàlla. kon d'abord nañu apprécier loolu. delluwaat ki la mu tax a waxoon. delloo suñu borom njukkal suñu borom bu defalee xéewal. da nga koy sant. wala alhamdulilah rabbil alamin di ñaan nag mu dolliwaat. man foofu laa nekk. d'accord bu ñu posé tuuti ci yëfu politique ñu ñëwaat tuuti ci ay fan yu néew ci ginnaaw muy polémique bi nga xam ne moom itamit juddu na ci histoire générale bu Sénégal bi nga xam ne professeur Badara Thiam moo ko sekkoon ak ay ñooñoom. livre boobu nag ouvrage yooyu yi nga xam ne ñoo jot a génn bëriwul ñu ko rafetlu ci këru diine yi gis nañ sax sëñ Bachir si sëñ Abdou Khadre sëñ Bass Abdou Khadre gis nañ ko barki démb yàggul dara juste avant inauguration Massalikul gis nañ ko moom itam mu génn dox point par point li nga xam ne daal njuumte la ci yoonu murit bi foofu nag dama la bëggoon laa parce que man jot naa ko lire nga livre wala lire goo ko. lire moo ko mais gis naa ci extrait. voilà man nag jot naa ci feuilleté tuuti. ma bëggoon rek laaj la li nga xam ne livre moom la bind nga leeruñ tuuti yu ndaw ndawaan bokk na ci ñu ni sëñ Touba date bi nga xam ne moom la dem exil livre bi dafa ne 1896. alors que ñi nga xam ne ñoom la ñuy li ñu jàpp mooy date officielle bi 1895 la. loolu mooy li wér 1895 loolu amul sax nattable fi mu ci peut-être fi mu ci juumee ci li ma ci jot a gis xam nga Cheikh Mouhamed Bachir ginnaaw sëriñ bi la gane àdduna foofu la ci juumee mu wane ne bi nga xamante ne bi ci la sëriñ bi dem 1896 Cheikh Mouhamed Bachir ci la gane àdduna donc te ginnaawam la sëriñ bi 1895 ci la fi jóge dem
loolu aussi amul benn natt bi archive yi mi ngi fi. léegi ba ca des mooy. nee na tamit ne que ouvrage bi ba tey dafa ne sëñ Touba moom ci boppam moo tuddee boppam Xaadim Rasul alors que ñi nga xam ne dañ jàpp ne ci yoonu murid ñi ko weddi dañ ne du sëñ Touba ci boobu mu tuddee boppam Xaadim Rasul loolu ay xéwal la boo xam ne yàlla suñu borom bi moo ko. fa mu gën a juumee sax. du foofu. dafa tekki Xaadim Rasul esclave du prophète. alors que Xaadim Rasul mooy serviteur du prophète. esclave de Dieu et serviteur du prophète. waaw yaa nuance. Abdullahi wa Xaadim Rasulihi. esclave de Dieu et serviteur du prophète. le prophète mënut a am ak jaam. ku dul yàlla sunu borom amoo jaam. loolu mooy njumte bi nga xam ne mooy njumte bu rëy bi nga xam ne def na ko. te loolu c'est juste une question de traduction. Xaadim ça veut dire serviteur. Abdou mooy tekki. esclave traduction. dafa yéeme. parce que ça c'est tellement élémentaire. loo xamante ne bii ba pare aussi ci wàllu diine. ak kennal gi nga xam ne war nañ ko kennal suñu borom. dafa am lu muy sous-entendre. boo nee diw jaamu diw. loolu dafa garaw ci diine. dafa garaw. parce que jaamu yàlla rek lañ war a doon. loolu day mel ni nit ki dafa am keneen ku muy jaamu. ku dul suñu borom. li muy sous-entendre moo garaaw. donc loolu moo tax mu naqari d'ailleurs sax loolu moo tax ma insister sur ce point là. donc et puis yooyu nag vraiment c'est des ay njuumte. yu élémentaire la. yoo xam ne mënoon naa ñàkk. peut-être xamu nu mu leen dalee parce que ñoom ñoo fa nekkoon. man nekkuma fa woon. mais ay njuumte yoo xam ne mënoon naa ñàkk. te normalement ña fa nekk man bon dégg naa ci ñoo xamante ne bi quand même naw naa seen xam-xam ku mel ne Mbaye Thiam xam naa ko. je sais que c'est un très grand intellectuel. donc bon mais xañ na téere bi daa bari ba nangam ak nangam mais lépp solo rek mooy ñu toog defaraat ko. xam ne aussi histoire neexut a bind. dafa sensible. c'est pas pour rien. tubaab yi bu ñuy def archive. ñu ne que këyit bii. fii ak juróom fukki at warut a génn. donc kon këyit bii. dañuy jàpp ne tant que ki mu concerné. tant que doomam mi ngi ci kaw suuf. kenn waru ko génne wala événement yi muy relaté. tant que kenn ci ñoom mi ngi dund. këyit warut a génn. te bañ la xamal ne. bu dee ci kilifa diine yi. gis nga date yooyu tubaab yi joxe. date yooyu ci kilifa diine yi lu ci bari date bu éternel lay nekk. waaw parce que kilifa diine gi. amutu man nga ne amul doomi deret. ay fils spirituels la ñuy am. te ba àdduna tukki. am na ñoo xam ne dañuy réclamer ci ñoom. donc ñooy ay fils spirituels lañu. donc tàgg kenn ci ñoom mi ngi am boobu pas-pas. di am boobu gëm-gëm am na yoo xam ne xëy na wërësu ko. en tout cas buñ ko dee wax it am na neneen nuñ ko war a waxee nut noo xamante ni ne lañu waxee yenn yi ba mu yëkkati fitna. parce que mën naa jur fitna ci réew mi kon nañ ko xoolaat def ko aussi de manière contradictoire indi archive yëpp teg ko. mais li am solo mooy ñu génn source yi. même bu fekkee njabootam ñoo ko wax ñu nekk ak njabootam nee nañu lii. archive nationale nee nañu lii ñun lii la ñu gis. yow mii liir nag. mag nga xam nga voilà ni nga mën a ràññee. loolu mooy li am solo mais li bon mooy bind ko rek de manière unilatérale. indi benn version. imposé ko Sénégal ne ça c'est l'histoire générale du Sénégal alors que ce n'est qu'une histoire du Sénégal. c'est différent. c'est pas l'histoire c'est une histoire du Sénégal. c'est différent donc moo il faut ñu dellu si waat. mais sëñ Bass Abdou Khadre moom nee na bu rectificatif amulee Touba du ko mën a valider. c'est une histoire c'est pas l'histoire. quand c'est une histoire. loolu la ña nga xam ne ñoom ñoo toog bind ko. ñoom la ñeel. waaye yow mi nga xamante ne bii yow boolewuñ la ca. ñeelul la. yow bu la neexoon tey nga toog bind une histoire du Sénégal. daal ne man kat soxna Aïssatou Diop man nii laa gis histoire réew mi. am nga droit. man su ma neexee ma bind une histoire du Sénégal. mais bu ñu bëggee l'histoire du Sénégal mais kooku faaw ñu def ko damay inclusif. mais sëñ bi yow yan jéego nga si dox est-ce que gisante nga ci ak kilifa gu mag parce que président Macky Sall moo ko sàkku moom loolu yëpp moom moo ko comité moo ko fi teg quelque part mooy commanditaire loola. te yow nga jege ko loolu. attention président Macky Sall amu ci responsabilité. loolu aussi il faut mu leer man lire naa communiqué boo xam ne ñoom ñoo ko bind. ñoom comité bi. wane ne c'est pas le président Macky Sall qui les fait travailler. ñoom ñoo jël seen initiative ñoo wuti seen fonds ñoom la ñuy dem ñoom ñoo ko def seen bopp. c'est normal président ñi muy jàppale ci réew mi bari na. mais donc ñoom ci seen bopp nee nañ président amu ci responsabilité loolu aussi il faut mu leer. président amu ci responsabilité. léegi yéen. ça je vous le dis de manière formelle officielle président amu ci responsabilité. non boo ko waxee rek nangu naa ko. léegi bu ko defee ñoom yow la ngay xaar kon ci comité bi.
non xam naa bon déjà ñoom am na jéego yoo xam ne seq nañ ko. waaye ndax foog naa ne ñoom nee nañu. pare nañu ngir gisee ak nit ñi ngir waxtaan ak ñoom. donc foog naa ne loolu bu ñu ko defee rek problème bi mën naa jeex. bu dee li aju ci Touba dafa yomb parce que histoire sëriñ bi tey am na ñun ñu xam ne dund nañ ak sëriñ bi. bind ko boo jëlee tey Cheikh Mouhamed Bachir. way juru sëriñ Mountakha mi dafa bind bibliographie ci Ahmad Bamba. ñu ne lu baax la Xadim moom dafa nekkul ci biir kër Serigne Touba di dund ak Serigne Touba bind ni nga xamante ne bii lépp lu aju ci mbirum Serigne bi te lu ci bari Serigne moo ko wax ci boppam. wala ay waxtaan ci ak ay borom xam-xam yu rëy rëy yu daan ñëw ci kër Serigne bi. lenn ni moom mu gis ko mu dund ko. loolu téere boobu mi ngi fi. boo jëlee sëñ Man Lamine Diop Dagana moom aussi contemporain sëñ bi la. di borom xam-xam bu rëy mais surtout aussi di nit ku ragal yàlla comme Cheikh Mouhamed Bachir. parce que loolu dafa am solo. parce que maandu dafa baax. boo ne diw dafa ragal yàlla bind na. kooku lim bind. mën nga cee sukkandiku. dëgg la kon ñun am nañ ay delluwaay. fépp foo xam ne sëñ bi jaar na fa ci histoire ak diggam ak tubaab yi. lu ci bari. boo jëlee tey ku mel ne sëñ Moussa Ka way na ko kon mi ngi fi. histoire sëriñ moom ñun bind nañ ko ba teg ko. léegi des xëy na mooy systématiser ko boole ko ci benn téere. indi delluwaay yooyu yëpp. def ko de manière officielle ci turu xalifa général des mourides te loolu xam naa ne sëriñ bi mi ngi te incha allah dinañu ko def. leneen li. borom xam-xam yi nga xam ne ñoo nekk Touba. lenn ci ñoom dajaloo ci ab kuréel. bu tudd Rawdu Rayaahiin. ñoom aussi contacté woon nañu. ñu doon def téere bi. proposé leen seen service. ngir la aju ci wàllu yoonu murid ñu jàppale leen ci. kon tey jii bu ñu delluwaatee ci ñooñee foog naa ne benn problème du ci am moo tax aussi jërut kenn ku nekk di ci dugg moo tax man personnellement defuma ci benn jéego ndax gis naa ne jëru ko am na ñoo xam ne pare woon nañu pour def loola te liggéey bi benn la kenn ku nekk na jàpp fa mu gën a jàppandee ci moom foog naa ne bu ñu contacté ñooñu li ñu bëgg ci yoonu murid boole ko delluwaat ci téere yële benn juumte incha allah du ci am. d'accord léegi sëñ bi ñu dellusiwaat nag léegi ci politique bi wax naa sànq ne politique neex na la de. trop yow tam neex na da yaa ngi nii dugg ci politique bi loolu sax laa bëgg ñëw bii nii dama bëgg a xam sànq maa ngi doon tooñ en coulisses ma ne la man maa bëgg a xam sëñ bi loolu dëgg ci politique ndax man dama jàpp ne soxla woo politique loolu laa jàpp. lan léegi ma bëgg na nga leeral askan wi lay seetaan dëggantaan lan moo la xiir ban melentaan moo la matt ba nga dugg ci politique dugg ci APR ba nekk ministre conseiller. bokk nañ ci responsable lan mooy politique. dañ dellu ci définition bi. waaw. moo di def sa loxo ci nit ñi yore réew mi. loolu rek mooy politique. la gestion des affaires de la cité. bu ñu delloo foofu. xam nga perception bi ñenn ñi am ci politique man amu boobu perception ci politique. nit warut a dugg ci politique ngir lu mu am. déedéet. loolu yu bëree bari moo koy jur. waaye da ngaa war a dugg ci politique pour servir. et non pour se servir. c'est un sacerdoce. bu fekkente ne bi aussi da nga ma bëgg a dugal ci gaamu diine gaamu l'islam. loolu aussi exemple yi mi ngi fi. avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. boo demee ca état Madina. nga xam ne dafa nekkoon. juif yi nekk fi catholique yi nekk fi musulman yi nekk fi lu lépp mu boole ko gérer ko ci anam goo xamante ne bii ñoom bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñëwee ci lañ ëpp jàmm ca bañ fa nekk ñoom dong di xeex ki seen biir ñu dem ba l'islam yilif adduna si dem ba yilif Europe kon foog naa ne li am solo moo di ne ñu delloo si une certaine façon de faire de la politique moo di nga def ko ngir sam réew nga def ko ngir sa askan nga def ko ngir sa joy tey ji bari na ñoo xamante ne bii ñu ngi ma doon critiquer ñoo ngi soog a dugg waroo cee ne waroo léeg-léeg sa maam defal mooy mais man lan laa defal sama maam dama koy liggéeyal parce que sëriñ bi te loolu soxna May moo ma ko wax moom moo ne ma kat sëriñ Touba taalibe yi la am kon ci nit ñi lañ ko mën a liggéeyale ci nit ñi lañ mën a liggéey sëriñ Touba te li may def jàpp naa ne pour dimbali nit ñi la tey ñi ma doon critiquer am na ñoo xamante ni ñi ngi ñëw ma di leen liggéeyantal ay yëf di leen ci dimbali kon loolee lu baax rek moo ci nekk te am na loo xamante ni boo ko xamee ba am loo xamante ni bii boo ko manee ba noppi nag bàyyi lu lépp toog loolu aussi ak yàq la waaw te bañ may dugal école pour lan la woon parce que yow da ngaa jàng école pour lan la woon waaw pour nga mën a servir pour lan la woon donc Serigne Cheikh dafa amoon vision am benn modèle boo xam ne daf ko teg te man loolu laa gëm ci laa nekk mooy sama wajur personnellement aussi mooy sama modèle donc
ba mu ñu dugal école mais am na lu taxoon mu koy def. parce que mënoon la bàyyi ci daara ji rek. damaa dem ci daara ba noppi su ko dugg école. samay mag aussi foofu la ñu jaar. donc xañ na man maa ci dugg ci wàllu politique bi nii. mais voilà donc kon loolee am na loo xam ne moo taxoon. sama jëmm ji donc taxut. ndax képp ku sant Mbacké. boo juddoo man ngaa bañ a liggéey ba keroog ngay faatu. wax daa ko ni nee naa ko sëñ Touba. bu ñu teggalee wutum dépense. am na lu tax. ndax yéen ci seen jàng loolu c'est les besoins psychologiques physiologiques mooy bi gën a tuuti loolu bu ñu la ko teggalee c'est pour que nga mën a grimper dem nag maintenant vers l'accomplissement et que man loolu moom intéressé loolu moom intéressé donc développer tout le potentiel bi nga xam ne am naa ko au profit de mon pays au profit de la communauté et au profit de mes semblables ngir jaamu yàlla ci jaamu yàlla yi lii moom ci dugal laaj mais nag xam nga sëñ bi boo gisee ma laaj la loolu mooy ni nga ko expliqué ne xam naa Sénégal yi dañ gën a xam ne lu ma wax ne yow mara intellectuel ga man taalibe rek laa donc parce que intellectuel yi parfois dañuy déraper moo tax bëgg maa bëgg ci catégorie d'accord parce que man tam gis naa intellectuel léeg-léeg lu sëpp dañuy déraper mais li am solo mooy macha allah mën nga alxuraan mën nga nasaraan te loolu c'est mooy dimension bu importante parce que da ngay transcender ay culture yu bari mais li tax ma laaj bi mooy dani ñun fii suñu réew ni ñu tàmmee politique la mooy da nga war a ñëw nekk ci meeting yi di meeting donc man mosuma gis foo meetingee nga jël parole xëy na mën na am nag mais gisuguma ko en tout cas archive yi ma wër yëpp gisuma la nga téye parole téye micro nii di meeting maanaam nga naan waaw comme ni ñu meetingee nii rek waaw votel leen Macky Sall dina def lii dina def laa wala votel leen ma dana def lii dana def laa loolu gisuma ko sànq nee naa la yow da ngay politique bu neex ngay politique parce que politique boo xam ne bu màggal Touba jotee nga taxaw carrément ne da ngay bàyyi politique dem màggal ba fa dellu si waat politique bi mais surtout politique boo xam ne yow doo sànni xeer kenn ñemew la sànni xeer ndax sa maama tax donc kon finalement man daal ba léegi nii comprendre ma yow la ngay gañe ci politique bokk Mbacké li ma wax moo di bu dee li jëm ci wàllu foo naa mooy point bi nga njëkk meeting yi damay meeting waaw mais booy meeting boo duggee ci boo xoolee rek meeting d'ouverture campagne bi waaw Mbacké Bawol keroog man maa fa wax te ba may wax boo bëggee xam li wax la ma wax dama ne ko président daañu la sargal ngir li nga liggéey ci réew mi lim bi lam ne ko loolu ñu njëkk def ñu àggale le 24 février ñu fal la suñu borom dimbali ma fal lañu nii laa ko wax donc dama mais kooku militant yi nga ko waxal wala taalibe ngay waxanteel boobu non militant yi man du ma jaxase du ma jaxase su ma duggee ci wàllu politique nekk sur le champ politique am na ay armes ay ngànnaay yu ma mën a jëfandikoo yu dut di utiliser ay taalibe maa ngi sant yàlla ci loolu ndax aussi bañ may jàngal ngir ma defal loolu moo tax ngir ma mën a conceptualiser loo xamante ne bii mën naa ko wax nit ñi man adressé wu à leur intellect ba ñu dégg li may wax nga xam ne n'importe quel autre Sénégalais aurait pu leur dire ça foofu lay waxee parce que su ma doon wax ak taalibe yi écoutez du ma ñëw di lim ay bilan def nga lii def nga lii def nga lii def nga lii kooku mais loolu cohérent la ne ko nag gannaaw def nga lii ci diir bu gàtt bi le 24 février dañu lay fal kon noonu lay politique noonu lay meeting boo demee nga xool ko ci YouTube bi loolu fa ma xool ko ci YouTube loolu voilà beneen man la saa ko donc loolu deuxième mooy yaa ngi jàkkaarloo ak ay opposition da nga bokk ci benn camp muy pouvoir nga jàkkaarloo yow am nga carte APR nga bokk waaw léegi nga jàkkaarloo ak opposition bi léegi opposition li ñu xam mooy ŋàññante li ñu xam màttante man chaque jour ma dégg waa Touba ñuy dóor fii man mais mosuma dégg kenn osé opposition yi nekk foofu mosuma dégg kenn osé dal la attaqué loolu tamit sa maam moo tax parce que dama koy sant alhamdulilah waaye aussi dafa am lu am solo wax nga léegi baat bu am solo mosoo dégg ma génne baat bu ñaaw ci sama làmmiñ te fii ak maa ngi ànd ak sama sago fa su ma ko yéene def loolu aussi mënut a ñàkk mu am lu def ci ñi nga xam ne ay nit lañ yor ay xel di xalaat parce que politique du xastante politique du ngàññante mais réew mi fii loolu la ñu xam nag moo tax ma ne la ku mel ne man bu ci duggee daa war a am lu mu indi une nouvelle touche une nouvelle approche ngir mu nekk exemple bu dul loolu c'est pas la peine tey jii fañ ma waroon a ŋàññee mooy ma dugg ci politique di ko def ni ko ñëpp defee kon ñu ne kat c'est pas la peine parce que di ko ñëpp defee la koy defee te ñoom ko seqal ñoo ko dàq loola mais li may def au moins muy ànd ak yiw ànd ak yar
ànd ak teggin bind ma ne moom ñu ma ko dàq bëriwul ndax ci loolu lañ mën a taxaw mu dul loolu te loolu aussi boobu laa namp bi Serigne Touba donc te foofu la ñu war a jëm ngir defar réew mi ndax loolu aussi mooy li am solo mais man vraiment li ci des intéressé non même ngañ ñi aussi day am ngi daal ci sama kaw di ma sànni xeer mais non dina am parce que am ñoo xam ne ñoom noonu la ñuy gisee wala ay nit dina yebal ngir ñu koy def mais amu ci kenn koo xamante ne bii mën naa fexe ba mu tontu ko benn bis parce que jàpp naa ne loolu bokku ci kon ki koy def rek moom il se met d'emblée hors jeu te bu yàggee rek nit ñi danañu àtte mais sëñ bi wax naa tamit ne beneen bi nga xam ne fii sunu réew mi nit ñi noonu lañu loo tax ñu dugg ci politique mooy dugg ci politique dëgg yaa pour am dara pour am moo am weccet nii na ceeb beeg am poste yu mel noonu moo tax gars yi da reyante fii capable ne rey papa rey yaay yow nag wax nga ko léegi sa maam ak sa waajur léegi noppal nañ la ci loolu ak tamit sa méritu bopp na comme ni ma waxee rek bu weesoo nonol yi am na tamit loo xam ne sa méritu bopp na boo ne nga tëdd sa kër taalibe ñu dina joxe àddiya waaye defoo ko kon li tax kon nit ñi fii di dugg si politique mooy poste yeeg yooyu léegi gis naa ne nekk nga ministre conseiller mais en part de ministre conseiller est-ce que da nga am bureau da ngay dem palais wala yooyu am nga bureau yooyu yëpp da ngay dem bien sûr da ngay dem di jël ay dossiers ak yooyu yëpp. mais bien sûr bu ñu joxee dossier ma liggéey ko buñ ma joxul aussi damay mën naa si de n'importe quelle élection bi note jox ko président après nag moom mooy xool xalaat ba ma ko jox. day appliqué wala appliqué. waaw lu mu cee def. parce que moom itam yàlla may na ko xereñ koo xamante ni lu koy wax lu ne dana xam. et puis il a des informations que moi je n'ai pas. d'accord léegi bi ci des mooy ministre conseiller boobu yow xataraay woo pour ñu jox la ko. non jamais waaw da nga toog ñëw ne la ministre conseiller voilà léegi yow dafa politique pour nekk maire parce que nee naa léegi sànq ci hors an moo tax jaruma la kaaj ci kaw nee naa la législative yi da nga bëgg a nekk mais nga ne xalaatoo ko. dëgg la xalaatoo nekk maire. non dëgg la. xalaatoo nekk maire mais quand même ministre suba par exemple président Macky Sall ministre conseiller lay def mais mën na jox portefeuille quand même nga nekk monsieur le ministre de quelque chose. li am solo moo di. ànduma ak moom ngir ay poste te moom loolu xam na ko. parce que yàlla moo nu boole. bi muy dugg Touba mu jaar ci sunu kër mu Daaru Xuddoos. suñu Mbàkke soxna moom moo ko fi dugal. moo ko boole ak El Hadj Modou Mamoun Niang bu yóbbu ko ci Serigne Saliou. mu dem jëbbalu ci. loolu yàggut. kon loolu mooy li nga xamante ne bii moo indi rapprochement bi xañ na. mu nekk aussi ni ku am cofeel ci njabootu Serigne Touba. ku am cofeel ci njabootu Serigne Touba. donc moom moo ma woo ne ma dama bëgg nga jàppale ma. wax ma ko ci wéet wax ma ko ci kanam mbooloo. ma ne ko nag man li nga xamante ne bii moom ma yitteel mooy réew mi. lépp lu ma doon def itam ngir participer ci développement réew mi laa ko doon def. kon nag ku toll ne président de la république bu la mayee possibilité nga mën a liggéey réew mi. kooku jàpp naa ne boo ko gàntalee. ça veut dire que ne réew mi. ñoru la man noonu laa gisee. keneen mën naa gisee neneen bu ko neexee. musuma ko aussi teg benn condition ci lenn. ci jiital naa ko liste dans des conditions extrêmement difficiles musuma ko teg dara musuma wax dara. yëfee jàll ku nekk coow nangam ak nangam ma nekk ca la ma nekk parce que xamoon naa ne lii ma nekk mooy li gën et j'étais convaincu que boobu moo gën ci Sénégal. ndax biir na ma ne bu gañewutoon réew mi. en 2024 ba tey jii réew mi jaxasoo na ñu nekk ci yoo xam ne kenn xamul lu mu doon. donc loolu conviction profonde et personnelle bu mu amoon la. te gisoon naa ne aussi commencé na loo xamante ne bii aussi quand même en 7 ans. bu ñu ko mayee mu nekkaat fii bu ñu yàlla dimbalee. mën nañ cee sori donc loolu gëm-gëm la woon ci man. élection yi jàllee aussi damaa dem toog nekkaat sama activité. donc amul pression ku ne ñëw na fa ca kër ga Touba sëñ bi dañuy wax dang ma leen non bu kenn wax parce que man wax lu ma kenn. wax lu ma kenn nekkuma ci yooyu disposition. waa kuy wax ko ne aussi man na nga ma ci génne yooyu sama nekku ci. lii itam damaa toog rek ba guddi ji woo ma ne ma kat nangam ak nangam. ñu rek la demee. d'accord léegi sëñ bi Touba président Macky Sall am fa ko mel na yow nga bokk fi nga bokk nga xam ne comme ni ma la waxee tey bu doon militant ak talibé boo way ci talibé rek xam naa ragal naa ñëpp militant yi donc te président Macky Sall ba tey mënu fexe ba gagné Touba léegi man loolu dama xamul lu ko waral xanaa yow sa talibé yi rek buñ ko sànni loon carte président Macky Sall dégg du question talibé. wax naa la politique ay amut ay taalibe. man néew mu ci yooyu voilà néew mu ci yooyu jom naa woo kenn ci ab taalibe naa ko kaay ci te mosuma ko def. te itam jamais de la vie ñoo kaay jàppale ma ngi taalibe yow doon non du ma ko def itam loolu kooku baaxul. baaxul parce que amalgame lay indi
te amalgame bi amut solo. bu yàggee ba naa jur yeneen. mais li am solo moo di ne jéego yi nga xamante ne bi ñu ngi koy seqi foofu. muy jéego yu wér. jéego yu wér élection yi am nañ près de 68 000 voix. yoo xamante ne bi musu koo am ci dëkk ba au premier tour lañ ko am. donc li tax gañe wuñu moo di y a eu un report massif des voix vers un seul candidat. mais bu amoon éclatement ñeneen ña fa nekkoon lañ jàppoon dañ ko am bu ñu ko amoon kon mbir mi dana demee. mais ak aussi seen ñàkk jubóo waa APR yu nekk. wax naa ko ni démb politique. amul fenn foo xam ne gis nga ni ngeen di jubóo di ak di ànd. donc loolu moom daanaka mëtt sax bëgg. nit ñi danañ maslaa nii rek waaye jubóo gi. non voilà. li nga xam ne nag moo ci am solo aussi pour les élections présidentielles te loolu moo ñu may voix yi am. dañu amoon un leadership éclaté. et man aussi en ce moment là loolu laa gëmoon. ku ne indi li nga am lépp. moo ñu may li ñu am. mais boobu bu ñu gisaloon kenn wala mu teg loxo kenn baa kii lañ fa am noonu duñ ko mën a am parce que ñu am ko mer am ko dem nangam ak nangam. donc li ñu am loolu moo ñu ko may. kon jàpp naa ne am na liggéey boo xam ne ña ngi koy def. léegi nag gagné moom mais teewul. mais bu kaa ne waa population Touba ñoom ñu bëgg Ablaye Wade seen biir xol. loolu nag moom. loolu amuñ benn sax. ñenn ci waa Touba mais Touba gépp ñenn ci waa Touba mais. mais lépp si waa Touba daal lépp si Touba moom lu ëpp si Touba. waaw moom daa gagné nag ne mooy majoritaire bi. non loolu c'est xam nga dafa nekk histoire bu yàgg. waaw d'abord création PDS. création PDS ay kilifa diine murit. ñu nekk à la base. notamment Gaïndé Fatma. premier financement yi ma am aussi Ablaye moo ko nett yi audio yi mi ngi fi congrès yi mu doon def Kaolack am ay mbir yu ci amoon Serigne Cheikh moo ko jox xaalis fii ki Sicap gi à côté fa la ko doon joxe donc mu am aussi histoire boo xam ne am na ko ak yeneen kilifa diine yu dëkk foofa notamment Serigne Saliou mu am loo xam ne seqoon nañ ko di taalibe Serigne Bo aussi amoon coom cofeel am lu ñu seqoon lu wér mu yàgg gañe dëkk ba depuis 1993 mooy gañe foofu de président Abdou Diouf nekk na fi nekk président Sénégal di gagné Sénégal gépp Ablaye di ko duma biir Touba ci biir Touba village waxuma àll bi ko wër kon lu yàgg la te lii fa président Macky Sall di am devant Abdoulaye Wade ñoo ko fi am bëriwut plus de 30% mu am ko fa dem ba koy déstabiliser wala ñu dem élection comme législative nga xam ne Abdoulaye di nekk na candidat ñëw Touba campagne élection bi jàll mu am 47% majorité relative nit ñi duñu analyser les chiffres. mais ku jógee 80% ba 47%. kooku ñu ngi lay yëngal. ñu ngi lay bundu xataal. mais nag c'est son fief. ça aussi c'est la vérité. non c'est la vérité. mais aussi tamit beneen lecture bi tam mën nañu wax ne xëy na foofu du population seen bopp ñoom ñoo bëgg Ablaye Wade ute na sori na ak clivage religieux yi mel noonu. non du question clivage religieux ak yu doon parce que amul ñoo xamante ne bii Ablaye Wade moo leen gën a nekk ay talibé te ñu ci biir fi te lam fa am amuñu ko donc c'est quelque chose de particulier boo xam ne lu nekk la moom aussi xaj na peut-être yàlla def vraiment mu nit ku baax mérité na lu ne moom Ablaye Wade li am solo rek moo di juba gi ñu nekk na continuer et que lii nga xam ne président def na ko tey jii bari na ñoo xamante ne bii am na fu ñu nekkoon ndax daa am lu ñu leen gëm la woon tey ba naa loo xam ne loolu jeex na. mais yow su ma dégg bu baax sëñ Cheikh Abdou Lahad Gaïndé Fatma. mën nga jàpp nga ni jubóo bu bees bi entre président Macky Sall ak Abdoulaye Wade mën naa am benn njeexital suba ci ay élections yi ñu dëgmal muy législatives yeeg ñoom it seen locales yeeg yooyu. bon loolu ça d'abord élections yi kenn xamul kañ la. waaw kenn xamul kañ la. loolu tam jaaxalu la yow. non parce que en fait li ko sabab farata la ndax toog waxtaan ba am consensus sur le code électoral sur le processus électoral naka la ñuy demee élection loolu moo war a jiitu sinon dañ fay dem on y va avec des contentieux te bu ñu fa génnee kenn du am li nga bëgg kon li tax ñu taxal élection yi dafay farata kon nañu jël temps bi nga xam ne moom la dialogue bi war a jël ku ci war a bokk nañu fexe ba nga bokk ci ñoom ñëpp ñu toog waxtaan maintenant bu ñu waxtaanee lépp lu ñu juboo rek loolu dafay daal di dagan su ko dee bu ñu demee élection benn contentieux mën na ca bañ a nekk mais fi ñu toll nii yow pour gën a matérialiser sëñ bi jubóo entre ñaar ñi Ablaye Wade ak président Macky Sall xalaat nga comme ñu bëri lu ñu xalaat ne xëy na suba à l'issue de ce dialogue là bu gouvernement di ñëw mën na cee tukkee
c'est une possibilité. waaw te loolu yëpp finalement mais néew moom mooy am c'est une possibilité la wax. c'est une possibilité voilà pour que ça soit clair aussi. mais quand même loolu yow dina la neex na sees tubaab bi nga ne président Macky Sall bu lëngoo Ablaye Wade ci joute électorale yi ñu jëm. lëngoo mooy def benn liste yu mel noonu. waaw. bon c'est xam nga bu ñu teg yëf yi lu mu attanut. wala bu ñu ko yóbbu foo xam ne àggu fa. bu ñu aussi sauter ay étapes. parce que loolu aussi dafay juru yàq. bir na ma ne li nga xam ne moom la Cheikh Mouhamadou Mountakha bëgg. ñun mboolem taalibe yi ñun dañoo sëñ te bëgg leneen. parce que ñun bu ñu amul bëgg. mooy sëñ bi ñàkk a feeñal ak bëggam. waaye bu xasee feeñal bëgg moom ñun pare nañ ci moom mbir la sëñ bëgg lañu bëgg. kon ñun taalibe yëpp fii la ñu nekk. kon li nga xamante ne moom la Cheikh Mountakha bëgg. te mu waxal léegi suñu borom dana def barke ba li mu bëgg suñu borom dana ko defal. maintenant naka lay amee. kañ lay am sous quelle forme loolu moom man ci dëgg-dëgg xaw ma. doo def météo. non parce que télé bi dama xaw a ragal vaar bi tuuti. waaw vaar gis nga lii moo tax la yow sëñ naan teg xam nga vaar. alors sëñ bi ñi ngi nag ci dernière minute émission bi jatu ñaata ma dese 5 minutes voilà alors sëñ bi président Macky Sall yaa ngi dégg ñu bëri ñi ngi wax ci affaire mandat wam bi. moom bële kenn déggu ko officiellement mu wax ci lu leer waaye ñi ko jege ak tamit li nga xam ne moom la constitutionnaliste yi en tout cas jàpp muy leer mooy bii mooy dernier mandat mais ba tey am na ñu jàpp ne mën na lijjanti 3e mandat forcé ko yow ci sa xalaat ak li nga xam ci président Macky Sall d'abord ndax nangu nga ne bii mooy dernier mandat boobu ak i tamit jàpp nga ni war naa mën a forcer 3e mandat. xam nga droit dafa am. droit man nangu wala yow nga nangu amul solo li am solo mooy li droit bi wax droit bi rek li wax moom ministre droit yi ñoom ñooñu koy leeral damay dégg nit di wax parfois ñu interroger nit ci mbedd mi wax ci l'islam ba caag mu ne man nii laa ko gisee mu ne ko sim yaa ngi juum ni nga ko gisee amul solo waaw juum nga li am solo mooy li charia wax le droit c'est le droit. Donc voilà c'est son sentiment amul kii impersonnel et tout. Donc kon foog naa ne man sama xalaat amul solo amul njëriñ. mais li nga xam ne xam naa ko ak li nga xam ne aussi xam naa ko ci moom mooy amul benn yéene bu dul jëmal réew mi ci kanam. te programme bi mu tëral li mu jot a def bu ñu bàyyee préjugés défavorables yi. ak itam di wax loo xamante ne bii dañu bëgg a jaxase xel nit ñi. ba déplacer débat bi foo xam ne nekku fa ndax tey débat bi fan la nekk moo di ñun ñëpp ñu takku réew mi naka lañ koy liggéey ba suñu ressources yi nga xamante ne bii tey ji am na fi ñu seet loolu naka lañ koy sécuriser ba nga xamante ne bii réew mi dana jëriñu suñu démocratie bi nga xamante ne bii aussi alhamdulilah mi ngi may jàmm nit ñi di dund ci jàmm di xajoo waaso yeeg lépp naka lañ koy gën a consolider xam nga donc ñu fexe ba taxawaayu Sénégal naka lay gën a dëgëre ci Afrique taxawaay Sénégal ndax lay gën a dëgëre ci àdduna si ñu fexe ba hôpitaux yi bari ci réew mi ñu fexe ba jàngukaay yi bari ci réew mi xam nga ñu fexe ba assainissement yi ndox mi ngi taati fenn ñu fexe ba ndaw ñi xëy di am liggéey loolu mooy débat bi am solo te malheureusement jamais ñu dem ci boobu débat bu ñu tëjji bu boobu tëjee rek ñu tëjji beneen boo xamante ne bi c'est aussi futile que ba nga xam ne moo jàlloon donc vraiment li am solo tey li amoon solo élection jàll na le président a gagné haut la main avec plus de 58% des suffrages. tey jii ni ñëpp takku ñu ànd liggéey réew. bu ñu àggee 2024 daw nga ci moom. kan ci tontu bi daw nga ko. non man dama daw yow tam. mais mandat bi la. man su ma doon daw dama ñëw fii sa kanam. sëñu ma ko sax sëñu ma ko. gis nga ne maa ngi la benn nabbee yooyu. foo ma nabbee di kii yooyu. da ngaa wax li la yitteel. Donc yéen li la gën a yitteel moo di débat yi nga xamante ne day indi coow créer polémique man aussi li ma yitteel mooy li nga xam ne mooy defar réew mi man aussi foofu laa tontu mais léegi 3e mandat yow sa xalaat président Macky Sall nee naa sama xalaat amul njëriñ c'est important mais c'est vrai c'est pas ça c'est du droit ma xalaat li xam nga et puis li yàq lu bari mooy ñu xamul ñooy wax mais exactement loolu moo yàq bu ñu bàyyee les spécialistes du droit se prononcer sur la question. mais ñoom nee nañu moom bii mooy dernier mandat bi. ñoom ñëpp loolu la ñuy wax. ñoom ñëpp loolu la ñuy wax.
man waxuma ne yow yaay wax dama lay wax rek waxuma yow yaay wax yow nee nga ñoom sëñ bi daal xam naa man je comprends pourquoi ñu dénk la commission communication. non dara communication da ngay def. loolu moom du ñu ko dégg pour ma tasaare jàng na sëñ bi rek. waaw moom moo tax boole nga ci yeneen nag yoo xam ne nii. non dara yëfu zaayir la yëfi doog dara rek. non Iba xam nga man xaw ma la ñemetu ndax man xam nga nee naa invité leen dafa metti. kon am na loo ragal. non yéen ñi laa ragal yéen invité leen dafa metti. loolu bés la da ngay xool nank da ngay waxee tu marches sur des œufs ak yooyu parce que sa taalibe yi laa ba ñu defanteeg man. moo tax may sellal kàddu bi. rassuré ma ñëw ci beneen. mooy gis nga APR comme ni ma la waxee rek ñu réew mi yëpp jàpp nañ ne en tout cas ci lu juristes yi seen majorité l'écrasante majorité li ñu wax bi mooy dernier mandat président Macky Sall mais gis nga déjà si APR guerre de positionnement bi nga xam ne mi ngi fay am moom président Macky Sall sax mi ngi koy ñaawlu ak ñeneen ñi ànd ak moom que ni léegi ñu bëri ci ñi mu àndal liggéeyatuñu lu ñu tàll mooy ci suuf am nañu ay ambition yoo xam ne seen ambition yi mooy wutu ko 2024 ba nga xam ne moom mission yi mu leen confier sax daanaka liggéeyuñu ko donc guerre de positionnement boobu lu si sa xalaat ak aussi naka lañ ko mën a arrêté ki ma mujjee invité si dimanche bi passé muy Aliou Dembourou Sow di président conseil départemental député président conseil départemental bu Ranérou moom dafa jàppale président Macky Sall moo war a jël ay responsabilités si fait la fin de la récréation ba nga xam ne ku nekk nga liggéey li nga war a liggéey te bañ a xalaat toog utu ko ci fauteuil bi yow lu si sa xalaat. xam nga ci àdduna y a toujours des moments de vérité. président bu la dénkee liggéey jox la lettre de mission un mois ou un autre di nga rendre compte. waxtu nag bu jotee. xam nga président lépp loo xam ne dafa jëm ci intérêt réew mi. lépp loo xam ne aussi dafa jëm ci li nga xam ne moom la ko askan wi dénk. loola du ci am lam-lamee. et puis au moment opportun il prendra ses responsabilités. mais aussi quand même qu'on lui laisse cette prérogative là. je pense. parce que aussi mënoo fal nit bëkk démb. rek peut-être ndax bind nañu fee dans la presse ne diw lii parce que aussi lu ci bari dañ koy bind rek mais amul des actes en tout cas avérés. yoo xam ne mën nga kër diw posé na tel acte boobu daf ko posé kon daa bëgg a nekk candidat en 2024 wala dafa bëgg a wutu président en 2024 lu ci bari ay tuuma lay doon te xam nga aussi politique dafa doy waar même sa adversaire du ma wax noonu parce que jàpp naa ne noonu amu ci même sa adversaire sax mën naa jël lu ñaaw xëlam la ko comme li ngeen wax naan xaw ma lan ku sa wujji sëlam ma ngoog mën naa jël lu ñaaw xëlam la ko daal nekk diw li la bëgg aussi président mënul du jël ay décision yoo xamante ne bii ci foofu rek la koy teg ci lu leer nañ la koy teg mais xam na réew mi nga xam liy dox ci réew mi kenn mënu fee def loo xam ne ump na ko et bu gisee loo xamante ne bii gis na ne que lii jëmul kër mais il prendra ses responsabilités. d'accord léegi polémique statut du chef de l'opposition yaa ngi koy dégg aussi waaw boobu tamit ban jàngat nga ci am bon man d'abord ci li ma gëm mooy en démocratie dafa am une opposition forte et crédible. Ça c'est extrêmement important. Parce que alternative war na am. Donc alhamdulilah Sénégal on n'a pas ces problèmes là. moo tax ñuy am ay alternance. bon maintenant pour chef de l'opposition bi aussi loolu ñi ngi waxtaan. bëgguma ne kii la war a doon wala kii la war a doon. parce que am na ñu naan dañu nekk ci régime présidentiel. comme ñu ngi ci régime présidentiel ki ñëw deuxième aux élections présidentielles moo ko war a nekk. lu ñu mën a dégg la. am ñu naan yi nga xamante ne bi ñoo yor groupe parlementaire nekk à l'Assemblée nationale di faire vivre la vie politique au jour le jour au niveau de l'Assemblée donc ñoo ko war a nekk lu ñu mën a dégg la donc voilà maintenant c'est deux positions et puis maintenant ce sera disons à la commission de trancher par rapport à cela. D'accord. Mais bu ci nekk il y a des arguments pour il y a des arguments contre mais man awma ci a priori personnellement. D'accord. Mais li am solo daal moo di ne opposition bi na dëgër ci dëgër goo xam ne aussi nag du nekk dëgër goo xam ne ay dëgëru voilà. dëgëru mooy loolu alors sëñ bi dernière question sa émission dañuy Touba dañ koy dellool muy chaque fois population dañuy jooytu problème d'assainissement ci taw yu bëri sax gis naa la nga def ci ay action inondation yi ñoom seen gis naa nga taxawu askan wi waaye ñu bëri nañ jàpp ne parce que tellement modèle bi taalibe yi wone ci Massalikul Jinaan mooy levée de fonds bu extraordinaire boobu nga xam ne dëgg-dëgg presque financement sur fonds propres lañ ko financé
est-ce que tamit mun ñu ko yaatal ci yu mel ni lii ba nga xam ne assainissement problème d'assainissement dootu amati Touba askan dootu ñu ko joxe. Masalik damay wax ne nouveau départ la. dëgg la pour une continuité. gis nga li xew Masalik la xewoon ci jumaa Jurbel ji. moo gën a rëy. parce que jamono jooju ci contexte boobu. sëñ bi defar jumaa ju day noonu. ñu jëlee plan bi Turquie. sëñ bi tabax ko foog naa ne moo ëpp lii. li xewoon ki sëñ Mourou Moussa defoon ko ci raay bi. nit ku xam dafa gas raay. 50 kilomètres. foog naa ne li ëpp ko. jumaay Touba ji aussi loolu moo ko taxawal. parce que raay bi moo nekkoon point de départ jumaay Touba ji. boo demee xel comme gis nga la fa sëñ Saliou def. doomu Serigne Touba yi fi nekk xalifa général yëpp noonu la. gis nga boo demee Touba tey la fa ay goudron. ne ci diggante penc yi. ginnaaw Serigne Saliou Alaaji Baara moo ko fa def. barki démb Serigne Bass bi muy wax boobu maa ngi toog. dane réseau d'assainissement bi fi nekkoon Serigne Saliou moo ko fi defoon. kon du lu bees. waaw wax na ko ci même vidéo bi rek boo xoolee da nga ko gis. mais bi président ñëw en 2012 réseau d'assainissement amul Touba budul ba fa Serigne Saliou defoon. mais moo tax aussi quand même ça faut le dire am na loo xam liggéey na ko fa. boo xamee Touba li wër jumaa gi dalaan taa. boo jógee 28 dalaan taa am na fu ñuy wax ñaari étage donc bari na fa daan taa foo xam ne tey jii taawatul maa ngi cay def la mu man mais boo déggee ma ne Masalik nouveau départ la. effectivement ci ni nga xam ne noonu tabaxe woon man la Fawzeyni ba taalibe yi def ci lu mat juróom-ñaari milliards. tey jii sëriñ bi bu leen nekkat nangam la bëgg. ñu def une bonne planification. def les études nécessaires. génn li mu war a doon am na ci loo xamante ni bokk taalibe yi mën nañ ko. mën nañ ko def ñu def ko ñoom dong wala tey ji aussi ñu ne kat lépp loo xam ne main d'œuvre la. képp kuy taalibe ñëwoon nga joxe ko addiya. boo jëlee ci travaux yu mel noonu la main d'œuvre moo ci gën a bari. dafay dem donc tout ça c'est des pistes de réflexion. mais nañ ko organiser. waaw surtout. nañ ko organiser parce que aussi buñ ko organiser wul rek. mën naa jur leneen. mais buñ ko organiser ba sécuriser ko ba lépp dëgër. tey jii boo demee ci université ba nga xam ne sëriñ mi ngi koy tabax. te tey mooy priorité bi. am na fa ay bokk taalibe yoo xam ne dañoo ñëw jël bâtiment. di ko tabax jël si entrepreneur di ko fay. même chose la. kon li nga wax nii. taalibe yi ñu ngi koy def. maintenant taalibe bi nag. dafa déglu ndigal. kon ndigalu sëriñ bi la ñuy déglu. sëriñ bi mooy dégager les priorités. tey jii nee na université bi mooy seen priorité. xam ne bu université bi noppee tey jii bu ne woon assainissement Touba laa bëgg taalibe yi jëm ci. balaa mat at yu néew. Touba ndox du fa tax. waaw loolu da am na moom. ça c'est sûr waaw loolu moom. dëgg modèle la boo xam ne moom ci àdduna yëpp ñëpp ñu ko ñëwee. waaw muy discipline bi ak waye ndigal. sëñ bi sa émission jeex na mais Masalik na moom su ma ko waxee rek ñun waa TFM bi dañ ci am suñu fierté parce que suñu patron di sama xarit seenu ma ko sax fii war na mi ci ruq yi di laqatu. njëkk mi ngi fi yow jatu xanaa mi ngi ci ruq yeeg yooyu laqatu wala dafa tooy. jàmbaar la ci. moom nag dëgg teewal nañu nag ci Masalik def na fa lu rëy j'espère que kontaan ngeen ci li mu si bëgg nañu waaw liggéeykat la te dëgg ba dara keroog gis ba ma ko gisee muy def discours dama ko yónnee message tooñ ko ne ko pour la première fois li Sëñ Tuubaa rek moo ko mën a am pour la première fois de ça bi Ndiaga Ndour nangu caméra ak micro tiim ko muy wax donc waaw ñu koy félicité nag ndax dëgg yàlla liggéeykat la te boolu dara wax alors sëñ bi sa émission jeex na ñu bàyyi la nga tàggatoo j'espère que géré naa ko waxama fi luñu may lu ma taalibe ak yooyu di doole ay gourdin géré nga fa ni nga mënee géré parce que am na boo ko ñëwee du sotti. gis nga loolu. en tout cas li may tëjee rek. mooy rafetlu vraiment li nga xam ne jaar na fi ci ay bis. gën a ñu gën mu ci Masalik. réew mi tolloon ci ay xat-xat. ba ñëpp tiit. wallaahi sëriñ bi ñëw. defal nit ñi dal la réew mi delloo ko fa nga xamante ne bii. réew mi warutoon a jóge foofu. loolu aussi di wane rek. taxawaay bu rafet bi nga xam ne sëriñ bi am na ko. ak ñi nga xam ne ñooy yeneen kilifa diine yi. mel ne moom te kenn ku nekk aussi di def loolu fa ca wet ga bu nekkee. loolu ñu di ci sant yàlla. di ci sant la yàlla mbooleem xeetu Sénégal. aussi di féliciter toute la umma islamique. ci bijou bi nga xamante ne bi aussi. mu ngi mooy Massalikul Jinaan ndax aussi jullit yëpp ko bokk. keroog gis nañu def xadara su juma. wallaay ci biir mu rafet lool donc jullit yëpp ko bokk. donc du yëfi murid yi. jullit yëpp la. waa Kër Serigne Touba. ñoo ko defal islam. bokk seen bokk jullit. beneen bi aussi am solo bokk ci. mooy jàngu bi ni ñu wusee sëñ bi. dikk sargal ko
waxtaan ak moom sax kilifa gi mi ngi naan bëgg na modèle bi. dafa am solo wallaay dafa am solo. dafa am solo. loolu rek war ñoo wan ñun ñu gën a xam. li nga xamante ne bii moom la ñu am parce que nit ki parfois dina yor gànjar. mu ne ci ay loxoom. bu yàggee day jàpp ne përëm la yor. wallaay fekk xamul ne jamaa bi gën ci jamaa yi sax la takk. noonu la dëgg la. kon nañu xam loolu ñu suuxat ko. ñu foog te ñaan yàlla mu gën a suuxat jàmm jooju. ci suñu réew. gën a boole nit ñi. gën leen a jubale. ñu xam ne lu xëccoo yi bari. lu divergence yi bari. kenn rek moo compté. mooy réew bi. kon ñun ñëpp nañu tabax nañu defar. loo xam ne lu jëm réew bi kanam. amiin yaa rabbi en tout cas sëñ bi kontaan naa lool ci dalal ci biir émission xam naa dafay bi capital bi xam nga nag émission dafa am ay actionnaire yoo xam ne saa yoo neexee la ñuy ñëw man mii sax presque mënulu ma leen daal dañuy jékki-jékki woo ma téléphone à def programme semaine prochaine ñooy laay wooy actionnaire émission bi donc yow dugal naa la ci ndax amaguma ci woon sëriñ donc dugal naa si xam naa man taalibe du man daal sama sëriñ laa la def bu ko defee daal léeg-léeg nga ñëw ñaanal ñu donc xam nga tey émission bi moom gis na ndax yow politicien d'un autre genre homme politique d'un autre genre nga donc xasoo kenn doo dugg si yenn gis xëcc naal ba sonn waaye lu muy di nga defatal def yëfu journaliste donc ñu lay gërëm daal di sant bu baax di jaar nag ci yow pour nuyu bu baax moom tamit suñu sëriñ la suñu lépp la di sa waajur sëñ Axma borom Daaru Xuddoos sama xarit la sama xaritu jëkkër la di ko nuyu bu baax a baax sëñ Axma baax fan yi rek la mi ngi fi woon moom itam keroog rek ñibbi ñu dem fa ñu dañoo juyaat ak moom di gërëm nag koo xam ne moom mu jege ko lool moom sëñ Axma dina kenn sama moom laa wooy jantal mara sëñ Cheikh Mbacke bu borom pëf di moom itamit xam nga ko ñu ngi nuyu bu baax di nuyu nag soxna Ami Cheikh di nuyu daal dëgg-dëgg umma islamique bi yëpp jaare ko ci yow di gërëm ak sant ñi nga xam ne ñoo neexal émission bi ki ci jiitu di Madeleine ma nga ne toog nay Madeleine fi ñu gis nga ko dafa nekk si congé sax waaye mënulu ma ko dara wala moom moo mënulul dara donc pinga naa bi mu ñëw dagg ci congé di moo may makki ndax nee naa mënu maa dem sans moom moo may makki cappal ma géré may bagage yeeg yooyu te yàlla xam nañ mi ngi ci congé donc ma koy gërëm di sant aw ma fayam moo make-up moo musóor moo takkal jaaro yëpp moo ko def donc ku bëgg make-up yi ak yeneen musóor bi tam ku ko bëgg ak yeneen yëpp ci ndey màlle la pas Maguette nga defal ma yëfam fii ci suuf glam style bàyyi Mado moo fi jaar donc coiffure bi nag moom damay bàyyi beneen moo ne ko ndax bii xadisee la waaye comme sëñ bi rek xam nga nee naa tey dama defal sama toogaay moo tax moom tagalu nii pour coiffure xaw nëbbu waale mais ñu delluwaat ci yëf yi rek semaine prochaine ñu dellu buum ca bay yi dafaat bagage yi génnaat ak yu mel noonu donc di gërëm nag bu baax nag ak sant kii nag sama benn doom la boo xam ne sama rakk sama lépp la moo ma ñawal lii madame mooy ki ma la wax sànq ne la moo ma defal sama robe bi sama rakk ñu baax la mi ngi sama bopp koñ la nekk jëppal Daouda Mpamage naa yónnee yëfam donc moom moo génn fi Daouda Diop moo ma ñawal bi na ma noonu bi daal sañseel ma ko donc mi ngi sama bopp koñ la nekk dinaa bind numéro am fi waaye bu ko kenn woon naan Aïssatou fan la dëkk war ma kër Aïssatou woo ma numéro am dama bëgg ku bëgg ñaw yii nga woo ko ne ko Daouda damaa bëgg nga ñawal ma lu dàq li nga ñawal Aïssatou mu ñawal la mais Daouda du joxe sama numéro du leen woon sama kër fu mu ne donc ku ko woo wax ko ay waxu ñaw dafay leer chaque jour ma wax ko di gërëm sama doom yi Jatu Njaay yaa ngi noonu éternel nga tardate te nga bàyyi sama saak mi ngi téye saak bi of mbay mi xam bu tardé ñëw bruit pour nit ñi fàtte tardem donc ak kan xale yi cent yi ak kan Abdoulaye sama bébé bi moo nekk ci réalisation bi Ibrahima Cissé moo nekk ci production bi Soumaré ci son bi Chérif Dia sama rakk jooju moo nekk ci coordination bi Chérif nag na nga waajal sa bopp nag ndaxte man dama def ne comme léegi mu waajal congé yi su ma demee congé Chérif Dia moo fi toog donc face to face la woon mbokk yi incha allah rabbi beneen dimanche beneen invité bu dul sëñ Cheikh Abdou Mbacké Gaïndé Fatma nga xam ne ñamewu ma ko donc mbokk yi bon dimanche à tout le monde au revoir